ndigaloy wal wona la ndigal bayi góor wona la ndigal bayi góor may sabige kumba fal borom faraxati janjam ndiem daba mam say dayoy ndigal wal jambari xel koom jambari xel koom ndigaloy wal jambari l'islam nena lees oyi nena lees wawul. salaamaaleykum mbokk yi safoo di déglu la voix de la vérité Best FM 101.2 di émettre fii ci diwaanu Carrière dal leen ak jàmm ci seen émission sama quartier nekk émission bu leen waa Best Friend di defal ànd ceeg waa rajo Best FM altine bu jot à partir de 21h ci présentation bi Moussa Fall ak Ami Sène ma bàyyi Ami mu nuyoo ñu del si waat ci waxtaan wi. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonente bi santaat yàlla lu bëree bëri moom mu ñu may kattan ak wér ba ñu mën fi toogaat di leen defal seen émission sama quartier nag tey mi ngi fii si R100 auto de course ñu fekk ci sunu góor sunu xarit sunu mag ñu gën ko xam ci Grand Sora Faye sama quartier nag tey moom dafa seet ci Grand Sora Faye Grand Sora ñu bàyyi la rek nga nuyoog askan wi. salaamaaleykum yéen waa Best FM Grand Sora mu ngi leen di nuyu fii ci quartier R100 tey nag waa Best ñoom ñoo ñu seet si woon fii ñu dalal leen ñun waa R100 waaw Moussa léegi nañ dem ci chef de quartier. waaw mbokku auditeurs yi ba léegi ci seen émission sama quartier ñoo ngi ba léegi ci rubrique dossier koñ bi. ñu ngi toog suñu maam suñu xarit ñu naan ko maam Pathé Soumaré di délégué de quartier R102 donc ñu bàyyi sama maam mu nuyoo ak waa Thiès ñu dellusiwaat ci waxtaan wi salaamaaleykum maam. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. maam ñu lay laaj suñu question bu jiitu moom mooy turu R100 fan la jógee. bala ma dugg ci waxtaan wi damay remercier sama doom yi nga xam ne ñoo yore rajo bi seet ci ma tey jii muy ku ñuy wax Sora Faye ak Ami Sène ak Moussa Fall bala maa sori nag damay wax ci Sora mi nga xam ne ginnaaw yàlla yont ba ci kër gi la bokk ci njaboot gi la bokk ndax doom la doom ju yaru la doom ju baax la doom ju am sutura am teggin xàmme it mag ñi bëgg koñ bi it yàlla dogal nag muy ànd ak sama njaboot te man kuy ànd ak sama njaboot dama lay xool bu baax ndax damaa yar sama njaboot kon kuy ànd ak ñoom dama lay xool ba xam war nga ànd ak ñoom am déet waaye Moussa alhamdulilah rabbil alamin dama def ci sama njaboot moom la ñu def ci moom moo tax tey jii bala maa wax dara damay jëkk ci moom li ci des nag mooy li ngeen ma doon laaj léegi ci mbirum R100 nag nañ ne ñi ngi ko créé en 1956 moom la ñu wax la ci ëpp nag maa ngi ko jële woon ci Mbay Jaw suñu mag suñu kilifa suñu sëriñ muy kilifa gu mag nekkoon ci koñ bi maîtriser koñ bi bari it ci moom lañ koy jële moom lañ koy déggee it muy mag mu baax yal na ko yàlla bar sàq fa mu ne yal na ko suñu borom dugal àjjana ku baax la dégg nañu nag ñu ne R100 li tax ñu waxoon ko R100 dañu noon benn tubaab bu fi nekkoon tudd R100 ci li ñu nettali ne dafa daan jël ay manœuvre ñu ne kuy wut liggéey bu ñu taseeg yow ca dëkk ba ngay wut liggéey ñu ne xanaa xamuloo R100 gi mooy tubaab bi fi ne daf daan jël manœuvre par heure ñuy wax heure R100 ñu tudd ko heure bi ñu tudd ko R100 ci la ñu nett ñu loolu lañ ci jàpp yàlla dogal nag biñ fi ñëwee gis nañ fi jàmmit gis nañ fi sutura gis nañ fi teggin gis nañ fi it yar gu mat sëkk gis nañu it liggéey biñ fi liggéey maanaam école yi fi ne macha allah tubaarkàlla marché bu defal nañu marché bu bees boo xam ne tubaarkàlla koñ bi macha allah tubaarkàlla yàlla def na it mag ñi fi ne mag ñi jubóo lañu déggoo lañu xale it yàlla aar na li ma nga xam ne lu ñuy def it waxtaan ceeg mag ñi ak seen i délégué de quartier ak seen i imam dañuy ñaan daal mu yokku te sax te ñoom ñëpp nag fi mu ne foofu ma ta dem da ngay defe ne benn rek amul xàjjale ku ci xewle da ngay defe ne ñëpp benn lañu rek ñoom daal yonent bi la ñuy liggéeyal rek ñoom ñëpp. sallallahu alayhi wa sallam wax bala ñoo tàggoo ñu laaj la ban message ngay wax sa askanu koñ mooy maanaam say jeune koñ ci lan nga leen di ñaaxee. waaw bala maa joxe message bi damay féliciter ak ñaanal sama doom di ñuy wax Modou Mar Ndiaye délégué de quartier bu R101 di xale bu baax di xale bu yaru bu xale bu am teggin bu am sutura bu nekk ci disponible ñépp ku jóg mu jóg jàppale la defar ko ba mu rafet même boo absenté
dana la war dana boole koñam ak sa koñ defar ko ba mu rafet ñu di ko ñaanal yàlla moom it yal na yàlla guddal faram yokk ko sutura ak wér ndax gis nañu ni mu ñu taxawoo képp ku ci xam ne xëy na war ngaa mën a dem te sa yaram sooxe bu ko yëgee dina la ko loxol ba nanga ko bëggee nga amee ko ñëpp kontaan kon donc bala ma sama émission danaa wax mbokk yi li nga xam ne Modou Mar Ndiaye délégué de quartier 1 li mu nekkee ak ñun ci koñ bi dinaa ko wax ba ñëpp dégg ko ñu ngi koy sant di ko félicité di ko ñaanal yàlla yal na sa bàyyam ba fante dese barke bi waaw. amiin yaa rabbal alamin ngeen déggu kooku suñu maam Pathé muy wax aussi ci beneen chef de quartier bi nga xam ne moo nekk R101 ñu naan ko Modou Mar Ndiaye mu doon entente boo xam ne wax dëgg yàlla doon na lu am solo ci développement quartier maam ñu dellusiwaat ci question moom mooy ban message ngay lancer jeunes yi ci koñ bi ak ñi lay déglu ak ci rajo Best FM 101.2. waaw maa ngi remercier waa koñ bi yëpp ndax délégué de quartier dafa yombul li tax nag muy woyof mooy sa koñ bëgg la jàppale la te man sama koñ bëgg nañ ma jàppale nañ ma aw ma ci xarma yàlla kenn te ñëpp ma bëgg ñëpp te it sama borom defal na ma sama ilimaan yi fi ne yëpp nga xam ne boo ñu tiitee ci ñoom la ñuy dem ñoom ñëpp juboo nañu ànd doon benn soo xewlee tey jii doo xàmmee ndax kii fii la bokk wala kee fee la bokk ku ci ñëw rek la war dana ko def ndax ñoom dañoo wax ne ñoom seen bopp ne liggéey bi ñuy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek a tax ñu di ko liggéey kon donc man bu ma fi toogee di délégué de quartier bi du ma def lu jëkk leen a gërëm jëkk leen a sant jëkk leen a ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool ndax mag ñu baax lañu ñu jubóo lañu ñu jàppale ñu dimbali lañu koñ bi it maa ngi leen di remercier parce que su neexee koñ bi neexee ba ma am félicitation wala gratification ci ñoom la ndax ñoo seral koñ bi mu sedd ba tax lii tey mu mën a am bi ci des mooy xale yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla gis nañu nag ni ngeen doxale ndax ñoom ñëpp benn lañu R100 gi yëpp benn lañu bari nañuy équipe nag waaye ñoom ñëpp benn lañu dañoo juboo ànd benn ma leen wax nag ne juboo googu na yokk te sax di leen wax it nañuy góorgóorlu ci seeni waajur ndax fa la rawante bi amee ku la raw diplôme yi baax na de waaye waajur yi ci lañu ku la raw rek ci waajur la rawee nit ki am nay diplôme yu bëree bëri te la mu bëgg ci njariñ amu ko dafa négligé waajuram nit a nga jàngul dara jàngul A ni B ami millions yu bëree yu barkeel te jàngul dara yëpp ci waajur yi la waajur boo ko toppee foo nga bëgg a àgg da nga fa àgg dara loo ragal nag lu dul tooñ te fàtte say waajur boo tooñulee làqu say waajur bañ leen a fàtte lu ne nga ne ca ñoom looy def tàggu leen looy wax tàggu leen booy génn tàggu leen li nga bëgg di ko am bu soobee yàlla yoon te it dañoo wax ne ndey sooy génn tàggu ko mu ne la demal te ñëw na la wóor ne di nga dem dikkaat dama ne ndey ku ko tàggu na ko yaay maa ngi dem mu ne la doom demal te ñëw boo demee di ko dellu siwaat loolu nag dama bëgg xale yi di ko gànnaayoo ak gànnaay la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal yéen yàlla bi seen rajo bii yal na law ba raw ci rajo yëpp ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nii ñu ko commencé ci Muhammad yal na Muhammad yoral ko boppam dénk naa leen Muhammad yal na Muhammad yoral ko boppam tarja sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. akasa maam jox nañ la cër bu baax a baax jox nañ la cër ñu ngi lay jaajëfal di kontaan aussi ci dalal bi te naan amin yaa rabal alamin ci ñaan yi kooku moom moo doon suñu maam Pathé
Soumaré di délégué de quartier R102 doon mag mu baax mag mu am diine macha allah di wax kàddu yu tegginu te kàddu yu am maanaa macha allah ñu lay jaajëfal maam di la wax tamit yal na la yàlla may gudd fan ak wér may bàyyi laak sa sago ba nga fekkee njëriñ ñu njaboot gi yépp ci barke Muhammadu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi toog ak colonel Adama Diop di suñu tonton di suñu grand di ku baax ñu introduire ko mu waxtaan ak mbokk auditeurs yi nuyoo après ñu del siwaat ci waxtaan bi salaamaaleykum tonton. oui maaleykum salaam maa ngi leen di nuyu auditeurs yu Best FM di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp di leen dalal aussi jàmm kontaan trop ci li ngeen di def ndax domaine bu ma xam la mais je loue vraiment li ngeen di def te di leen ci ñaanal yàlla na ko yàlla ful ba mu yokk barke bi maa ngi nuyu waa Thiès yëpp di nuyu waa R100 particulièrement merci tonton kontaan nañu ci accueil bi aussi dalal bi neex nañu trop macha allah di la jërëjëfal yow it aussi ci sa disponibilité tonton bala ñoo sori tuuti ñu laaj la nga wax tuuti ci xeetu dundin bi am fii ci koñ bi nga wax ñu un peu ci koñ bi lu ci mel ni historique wala ni ñuy dundee daal ci koñ bi nii nga wax ñu tuuti rek par rapport ak yow ni nga gisee sa koñ. waaw R100 benn koñ bu xam ne koñ bu am ay nit yu solidaire lañu man fii la màggee fii la jànge ba jóge fii dem lan leen sud lycée Malick Sy université et cetera mais li ma gën a neex ci koñ bi man def na 39 ans armée mais mosuma fi jóge te mosuma fi jëlee sama famille mais koñ bi dañu nekk benn boo xoolee sax boo demee sax ci activité sportive yi dina am leen loo xam ni boo ko noté rek nga war a xam solidarité bi am ci koñ bi da ngay xool équipe bu R100 depuis 1975 ba léegi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko constitué woon ci la bokk la mën a wax mais gis nga de génération en génération solidarité boobu mooy dox et jusqu'à présent tout le monde soutient ces gens-là et moom moo tax biir koñ bi depuis que ñu xamee ba léegi waa R100 benn lañ nekk te lii def dañ ciy ànd suude ko muy mag ak ndaw jeune ak vieux góor ak jigéen lépp ci lañ bokk loolu mooy force R100 donc koñ bu solidaire la te seen histoire mën nañ cee sori mais daal ce qu'il y a de plus important li ñu mën a noter mooy R100 koñ bu solidaire la boo xam ni nit ñi dañu solidaire seen biir loolu daal lu jar a marqué la lu jar a noté la. ah donc mbokku auditeurs yi ñoo ko dégloondoo kii mooy suñu colonel Adama Diop donc nga dégg ko mu wax lu am solo solidarité la wax solidarité lu am solo ci koñ bokk ci liy jëmale koñ kanam mën nañu daal solidarité moo mi ngi mel ni lii essence doon ci oto loolu la doon ci koñ donc tonton ñoo ngi lay ñaan ñu remonter histoire bi parce que ñàkkul ni am na loo ñu mën a nettali ci koñ bi ou bien l'histoire du quartier nga wax ñu tuuti ci rek taarixu koñ bi. waaw xañ na dinaa ci mën a wax tuuti am na ñoo xam ni ñoo ma gën a xam koñ bi waaye xam naa ci lu bari ndax bu may seet ne 1964 boobu xale la boobu lañ fi dëkk fii booba koñ bi école R100 bi kenn niréewu ko bon koñ kër yu bari kenn dëkku ci fii ma nekk tey li ko wër yëpp presque mën nañoo wax ne ay terrain rek la woon gis nga fil à haute tension bi temps boobu ñun buñ jógee fi dem ba foofu sunu parents yi dañuy grondé mooy fii jaar ci diggante Daaru Salaam ak R100 foofu la ñu doon wax naan moom foofu la xeeru giléemu yenent bi sukkoon donc loolu pour te dire que koñ bi développé wu na ñi xam R100 dëgg ku xam R100 dëgg boo taxawee ne ko Xuru Bukki ak HLM dina la wax mooy lan à l'époque koñ bi dañ ko diviser woon en deux gis nga fi ñuy defar tali léegi foofu moo séparé woon koñ bi les jeunes di wax naan ñun Xuru Bukki lañu dëkk ñi ne HLM lañ dëkk
tous les cadres yi ngay dégg yu ci bari yoo xam ne R100 lañ dëkk ñii jàmm gën ñii ñenn ñi Camp des Gardes école R100 bi leen jàngee te jaar ñu ci loxo un instituteur émérite bu ñuy wax Moussa Sakho ñu bari ay cadre laa la wax de ci moom lañ jaar donc mu doon ay jeunes yoo xam ne yu am jom lañu fa la ñu aw ba yàlla def ñu ñëw tey te temps boobu ki fi nekkoon chef de quartier moom lañ tudde tey école bi muy suñu papa Kaba Sall bi mu fi jógee am nañu Matar Ndoumbe Diop mu nekkoon chef de quartier après Gallo Ndiaye ñëw donc ak ñeneen ñi ba ci tey ci Modou Mar Ndiaye mi fi nekk donc même actuel chef de quartier bi muy nekk jeune laa la wax bi muy door a samp kër booba ci biir R100 la léppam nekk te R100 bu njëkk ga ñëpp xamante da ngay solidarité boobu ma wax mu ngi tàmbalee ci sunuy mag ñi nga xam ne saa ñu mësee nekk ci ay activité di wëlbatiku ñun ñi nga xam ne ñoo doon ay booy ñu taxaw ci biti di leen yoral seeni mayo wala déet man nag j'étais le secrétaire MJPS du quartier R100 solidarité R100 boobu tax na en 1974 booba ay ñoom Caroline Faye ñoo fi nekkoon comme ay responsable en Mbour ay Bouta Gueye ay Jean Collin période boobu sax ci Senghor nekkoon na maire de Thiès et cetera ak Ousmane Ngom ak ñooñu ñëpp dañu mujj jël dynamisme waa R100 dañu jël grande nuit de l'union régionale PS bu ñu doon faral di def à Thiès Mbour ou Tivaouane dañ ko jël confier ko waa R100 man nii maa fa nekkoon doon ko organiser ak ndemte yàlla sunu grand Cheikh Ngom ak ñoom Sabine ñoom Ahmed Ndiaye sunu grand yu baax ak ñoom Babacar Faye donc dès le départ bi ñu comme ñu ngi amoon aura boobu ñu daal ne bon nañu former une troupe théâtrale boobu amoon na beneen troupe théâtrale bu siiw bu nekk Thiès dañ koy wax soppante alors troupe boobu sunu grand Ahmed Ndiaye ak Babacar Faye extraire ci ñëw ñu former benn troupe boo xam ne fii la doon répété fii donc ci en face kër Moussa Fall ñu nekk fii mujj gi ñu ne bon nañu créé équipe de football 74 la ñu defoon activité yooyu 75 après ci diggante xuru bukki HLM ak yu mel noonu ak ay anciens suñu génération bi ak suñuy mag ñoom ñu def affaire bi mu continuer ba tey donc je reviens sur le mot solidarité loolu moom mës a marqué R100 te loolu muy wuy ba tey te fii nga toog nii tey doon na kër goo xam ne sóora xam na li may wax lépp lu xew ci R100 am na lu fi xewee fii boo xoolee le plus grand club du quartier muy defar R100 bu ñu footballé bu ñuy dem fii la ñuy toggee wala ñu regroupé fii bu ñu jógee ci match bi ñëpp fii la ñuy ñëw bi ba 3 heures du matin ba 4 heures du matin ñu ngi fi woon te suñuy grand laa fi nekkaloon ay ñoom Ibrahima Ndiaye ñoo xam ni on n'est pas de la même génération sax donc pour wanewaat solidarité boobu ay kilifa yoo xam ni assumé nañ de haute responsabilité nekk nañ fi solidarité boobu moom moo tax ba nga xamee ne am nañ ñoo xam ne dañuy jiite woon jeunes yi ay ñoom Assane Fall ñoom Mangom Ndiaye ñoom ñëpp fi mu ne léegi dañoo nekk ci kanamu jeunes yi ba tey li ko waral mooy gis nga bu ñu yëngatu ci dara gis nga magi koñ bi yëpp dañuy génn suñuy pas ñu doon ay maam par rapport aux autres ay ñoom Pathé Soumaré rek ñun ñëpp dañuy ñëw bokk jëw dikk taxaw donc R100 loolu dañ ko def suñu xol moom moo tax lépp lu ñuy def ci loolu la wéy moom ne ko ba man saa yu mu see nekk étranger lépp lu xew ci koñ bi sama yaay moo ma koy wax te elle a 86 ans donc te kenn du nelaw loolu moom am na fi donc ci gàttal daal am na ay personnalités yu bari yoo xam ne jóge nañ fi ñu ngi fi ci R100 bii lañ jóge te ay cadres yu mag yoo xam ni des officiers de l'armée des responsables des professeurs d'université ñu ngi dëkk ci koñ bi
et il passe sous silence des cadres, des ingénieurs daf ci bari R100 loolu mooy seen dominante voilà. waaw mbokk auditeurs yi dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu ñu leen di fàttali ñu ngi woon ak suñu tonton muy colonel Adama Diop donc tonton wax na kàddu yu am solo muy solidarité te comme ni ma ko waxee nii olof dafa nii wax ma ñan ñooy say ndaw ma wax la lan mooy sa ëllëgu réew donc ñu mën a noter ci kàddu yi solidarité ak tamit responsabilité parce que fii nee na ma koñ wi am na ay responsable yoo xam ne ñu occupé de grandes responsabilités ci koñ bi la ñu sosoo tonton bala ñoo gën a sori donc nga def tuuti témoignage ci grand sóora mi nga xam ni moom moo taxoon Best FM déplacé wu ñëw ba R100 nga def ci moom tuuti seede rek bala ñoo gën a sori. laaj na ma loo xam ni dinaa ci mën a wax lu bari parce que sóora sama rakk la sama doomu ndey la ci sama kanam la màggee ça je peux le dire te booy wax ci rajo ñu bari dañ lay dégg dafa doon koo xam ne d'abord ku am respect ci nit la surtout ay magam deuxièmement ku bëgg famille am la loolu lu am la troisièmement ku bëgg R100 la sóora mën naa wax ne tey R100 jalal na ko xeex pas plus tard qu'avant-hier dama toog parce que man yenn activités yi dama koy éviter dama toog moom mu nekk ci stade bi ma woo ko téléphone mu coupé ma ne ko mais bi mu ñëwee jaar ci buntu kër gi ma ne ko mais sóora mu ne ma grand dama tiit donc R100 lay doxee R100 nekk ci xol bi mu doon nit ku simple nit ku yaru nit ku bëgg boppam aussi ça il faut le dire sama diggante ak moom lu bari da ciy dox loo xam ne du waxu rajo mais en tout cas moom ci boppam sawar na trop ci moom te jaral na ma de fépp foo xame ne parce que nit ku nekk am na ay bañ fépp foo xame ne ñu ngi koy waxal lu ñaaw jaral na ma fa man ma reyante fa man en tout cas je l'apprécie beaucoup lii ma la wax qualité yi ma la wax ci rajo la ñu nekk di nga dégg ñu bari ñu waxal la ko moom mii toog te ay frère am ay grand frère am sax gën naa war a mën a duggante ak ñoom ñëpp am na ak ñoom jàmm ñu nekk Italie ak ñu nekk fii yëpp mais moom mii moom moo ci raw te dama koy ñaanal rek quoi c'est un gosse exemplaire. ah macha allah dégg ngeen kàddu yu rafet yooyu wax dëgg yàlla wax ji tegginu na kon wax ji benn la mooy grand sóora grand la bu gëm boppam grand bu baax la aussi sympathique ba pare am ak jàmm ñëpp donc kooku moo doon suñu tonton colonel Adama Diop ñu koy wax colonel mais respect donc tonton bala ñoo sori dama lay laaj ban message ngay lancer sa jeune koñ en tant que responsable du quartier en tant que benn référence donc ñu respecté aussi ci koñ bi macha allah ñu lay laaj ban message ngay lancer sa jeune koñ ak ñi nga xam ne ñi ngi lay déglu à travers la rajo Best FM 101.2 ak tamit au delà de Thiès am na ñi lay déglu au niveau international à travers le site bestinfo.net père ban message nga leen di lancer. bon message bi may lancer c'est un message global d'abord ensuite mu nekk message particulier sunu jamono ji particulièrement sunu réew mi dafa toll foo xam ne la jeunesse particulièrement dañu war a changer attitude bi mooy ñu def seen bopp ne environnement bi léegi il faut se battre pour réussir il faut se battre te am njàng kese wala dugg lijjante gi mel kese taxul nit ki raw ñun ñëpp dañuy aspirer au bien-être maanaam mooy am kër samp am jabar samp nu mu tudd un foyer être heureux ñun nekk moom la ñuy wut ñii li ñuy aw fii ñii aw fële waaye nañu moytu déperdition bi nga xam ne moo fi am surtout la jeunesse féminine parce que actuellement jamono ji demee ne noo xam ne xale yi jigéen yi war nañoo seetaat seen bopp bu baax jigéen yàlla moo ko teral jigéen yàlla moo ko sàmm donc képp ko xame ne yaa ngi toog war a toll ci sëy na nga sëy ngir yàlla rekk a tax en plus de cela ngeen bañ a yàq seen bopp parce que
lépp lu ngeen def sous peu de temps bu ngeen demee ba am ay doom yu màgg dina feeñ te quartier dina am nañu xam ne aussi il y a pas de sot métier waaw ku nekk boo xoolee ñi nga xam ne ñoo ëpp xaalis ci Sénégal laa la wax de waxuma la Sénégal sax ci monde bi benn seen njàng soriwul xool ko ci Sénégal rek ñaar fañ tàmbalee fu tuuti la gis naa fi ay milliardaires yoo xam ne dañ doon jaay guro gis naa fi ay milliardaires yoo xam ni ci métiers yu tuuti lañu tàmbale donc nañu xool exemple ci yooyu tàmbale ci lu tuuti te am jom bañ a tay liggéey comme ni ko murid yi di waxee liggéey jaamu yàlla surtout gis nga kooku ku ci topp doo wàcc. Le dernier point, le dernier conseil mooy ak lu ci waay toll ak lu ci waay mel ak lu ko yàlla dénk bu mu fàtte ay waajuram ñaan waajur c'est essentiel man mii xam naa ci dara parce que quartier zone à risque la et cetera et tout mais bu la sa waajur ñaanalee nga topp ci doo torox mukk yaa ngi dégg man de 39 ans ngi nii maa ngi sama yaay dégg naa 39 ans def naa 39 ans ci quartier mais plus de avant may dem man ak sama yaay te ba léegi kii li may wax xam na ko responsabilité yi ma amoon je suis maintenant à la retraite mais ba léegi maa ngi ko tegoo mais c'est parce que dama xam ni lu bari li ma am samay waajur moo ko def jàpp leen seeni waajur te bu ñu leen ñaanalee ñaan la goo xam ni ñaanu xaas la leen li ci des nag nga tàllal seen loxo yàlla di julli les jeunes ne prient plus di julli di ñaan yàlla gis nga boo awee fu baax comme li xale jigéen ñi wax naan boo xëccee boo bàyyiwul bu daggul dikk yàlla dina la wuy si te bu kenn xaddi nañu toog jaamu yàlla di baax di def lu sérieux am seen ñaani waaju billaahi wallaahi taala dina am lu baax foofu rek la wax ji. tonton kàddu yi am na solo wax dëgg yàlla te yaakaar naa ne jeunes yi ñu ngi lay déglu te aussi mag ñi aussi ñu ngi lay déglu donc comme moo yi ñooy dellusiwaat rek solidarité gëm sa bopp aussi surtout les jigéen ñi dañoo war a xoolaat seen bopp comme ni ko tonton Adama waxee léegi nii suñu colonel bi nga xam ne bokk na ci les défenseurs de nos territoires ñu respecté leen bu baax a baax di leen xamal ni su dul woon ak yéen mu ñaaw parce que bu ñu demee bay am fitu toog suñu kër nekk à l'aise c'est grâce à vous tonton respect. ñu ngi toog ak suñu maam suñu xarit sama chéri waaw ñu naan ko suñu maam Penda Sylla donc muy yaay Sóora waaw kon donc ñu laaj suñu maam mu wax ñu tuuti ci ki nga xam ne mooy doom di Sóora di suñu grand. yar ak teggin ak sutura rek de laa xam ci moom yal na ko yàlla defal jàmm. bi ñu ngi togg ak président ASC Defar R100 donc ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté wu ñu waxtaan ak waa Thiès salaamaaleykum grand. aleykum salaam maa ngi nuyu d'abord di remercier waa Best FM ci initiative bi ngeen am mu nekk une surprise parce que prévoir yu ñu gis nga da ngeen a ñëw fekk ñu toog fii suñu koñ Bel-Air di doon waxtaan donc di profiter occasion bi nuyu seen directrice di ko féliciter di ko encourager ci jéego yi nga xamante ni gis nañu rajo Best FM di ko def dans tous les domaines sportifs culturels et sociétaux parce que yéen a ngi dugg ci koñ yi di jéem a xam mëbatu askan wi di ko exposer pour que ñu mën ci trouver ay solution loolu nekk na loo xam ne lu am importance la bu ngeen dugg see R100 nag ñuy def émission dinañ ci profiter nuyu suñu papa yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Baye Paté Soumaré mu nga xam ne mooy chef de quartier R101 nuyu aussi suñu papa Mamadou Mar Ndiaye mooy chef de quartier R102 je crois que Sóora wax na léegi nii xam naa di ngeen fa egg di nuyu ñu nekk R100 ñëpp parce que émission bi comme ni nga ko waxee ab émission de société la donc ñu ngi nuyu président ASC yi nekk ci koñ bi di nuyu présidente groupement de famille di nuyu mouvement culturel yi di nuyu ñëpp daal di leen dalal jàmm fii ci quartier R100. jërëjëf grand bi kàddu yi rafet na macha allah grand ginnaaw ba ñu xamee ni association bi ñu naan ASC ànd defar R100 moo gën a influente ci koñ bi grand lan moo doon seen projet ci nawetaan yi wala boog lan mooy seen projet futur. jërëjëf R100 effectivement ni nga ko waxee xam nga R100 dafa nekk koñ bu mag
mais benn ASC moo fi nekkoon mu ñun ci lañ biñ juddoo moom lañ fi xamoon muy defar R100 doon ko supporter ba yàlla def ñu ñëw tey jii ba nekk ci bopp R100 bi bopp ASC bi téye ko mais am na yeneen ASC yu fi juddu ci diggante bi yu mel ni ay ASC Bantous ASC Diso ay ASC Réveil ak ay ASC Jàmmu Doy ak yeneen donc ñooñu ñëpp nekk ci koñ bi ku ci nekk bay sa waar ku ñu nee nawetaan nag xam nga nawetaan activité de vacances la c'est-à-dire que dañ ci investir parce que koñ bi ñoom ñoo bëgg loolu nawetaan bi nit ñi souvent bu ñu nee nawetaan li nit ñi di gis rek mooy aspect sportif bi mais au-delà de l'aspect sportif leneen ñun éducation bi moo ñu ëppal importance parce que quartier yu mel ni quartier R100 c'est des quartiers extrêmement populaires c'est-à-dire que ay quartiers loo xam ni relativement difficile à l'instar des autres quartiers populaires de Thiès donc à travers le sport ci la ñuy bëgg a profiter pour vendre l'image du quartier parce que boo génnee R100 souvent nit dina la def remarque boobu la perception que l'extérieur a de ces quartiers là c'est une perception un peu négative dañ jàpp ni R100 c'est des quartiers yoo xamante ni nii xëy na banditisme moo fa am dawal Jakarta tux yamba yu demee noonu or R100 c'est autre chose c'est-à-dire que leneen moo xew R100 donc à travers le nawetaan ñun dañuy bëgg toujours di vendre l'image de R100 à l'extérieur donc ASC bi genre vitrine la pour vendre l'image du quartier R100 à l'extérieur donc ci loolu am nañ projet yoo xamante ni projet yu mag maanaam ci wàllu sport bi rek R100 inchallah bokk na ci ñi représenter la région de Thiès pour les phases nationales de football yi nga xam ne dafay am à Dakar mais ci wàllu culture bi am nañ fi ay groupe yoo xamante ni ci Oscar des vacances yi ñu organisé xale yi ñoom it bërki démb rek ñu ngi ñëw kër ga di ma ko wax qualifié woon nañ ci demi-finale yi pour représenter R100 loolu mu ngi nekk ci wàllu culture bi donc am nañ yeneen projet yoo xamante ni yooyu du ay projet yoo xam ni ASC bi en tant que tel ñoom ñoo ko porté mais ñun ay doomu R100 en tant que acteur de société ñun ñoo ko jël pour maanaam mën a fexe jàppoo ci suñu biir parce que R100 am na fi benn solidarité bu fi am boo xamante ni même ñi ñuy wax anciens sportifs yi dañuy créer benn association boo xam ne tuddee ko CACH cadre des anciens sportifs de R100 ci biir koor gi organiser nañu fi conférence religieuse bu mag te am na ay activités yu de solidarité yoo xamante ni ñu ngi envisager def ko maanaam pour préparer ouverture de classe yi lu mel ni jënd ay cahiers distribuer ko élèves yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a diminuer parce que R100 comme ni nga ko gisee quartier la boo xam ni relativement les gens vivent dans des difficultés même su fekkee ni am ñu ngi koy dund ci ngor di ko dund ci solidarité di ko juddu ci teraanga. donc dégg ngeen kàddu yi rafet yooyu noonu ñu leen di fàttali yéen a ngi doon wax ak grand Ousmane nekk président association sportive et culturelle bu ànd defar R100 donc doon waxtaanee dossier koñ bi di wax tamit li jëm ci ASC bi ak seeni projet mu doon ay projets yu am solo ay projets yu am maanaa wax dëgg yàlla doon tamit lu ñuy rafetlu di leen wax aussi courage parce que loolu la ASC comme son nom l'indique rek dafa war a boole ci ban sens bu positif dafa war a boole am ay objectifs yu précis viser ko à des fins positives donc grand ban message ngay lancer grand Ousmane de jeune koñ ainsi que amis auditeurs yi ñuy déglu à travers la rajo Best FM ci Sénégal ak lu ko wër parce que tamit ñu ngi koy dégg ba ci bestinfo.net. waaw message bi ñuy lancer rek mooy message bi ñu daan lancer tous les jours di ko wax comme ni ñu ko waxee sànq yàlla moo ñu defal ñu am parce que ñenn ñi bu ñu ko considérer comme une malchance ñun chance lañ ko considérer juddu ci quartier populaire bu mel ni R100 ñu yar ñu certes ñu ngi doon ñu dundin bi metti na ci ñenn ñi mais ñu ngi koy dund ci sutura ak teraanga comme ni mu ko waxee léegi mais surtout may profiter ci seen antenne bi encourager sama jeune frères yi parce que soo xoolee R100 bokk na ci l'un des rares quartiers de Thiès yoo xamante ni nii jeunes yi ku ci jàngul école yaa ngi wuti loo jàpp la majorité des jeunes souvent da ngay tasank R100 man dama koy wax damay jekk-jekk ma ne non koñ bi dina ci kanam nga ko parce que jeunes yi ngay romb yëpp ñu toog fii di naan ataaya ku ci gën a tuuti ab diplôme am na un master la majeure partie de nos jeunes frères là ay docteurs lañ ci wàllu lañ doon jàngee ñenn ñi ay docteur en sciences éco kenn ngi nii ma toog ki ma dendal nii toog docteur en sciences éco te bëri nañu ci koñ bi ñoo xamante ni da nga leen di romb ni doo leen ko fooge te ay xale la ñoo xam ne ñu amee diplôme maintenant nag jafe-jafe yu dëkk wi ak yorinu dëkk wi toll na foo xamante ni des fois liggéey jafe na mais ñu leen di lancer un appel bu ñu découragé yoon bi nga xamante ni moom la ñu suñu wayjur yu baax yi yare woon nañu continuer taxaw ci loolu ñi nga xamante ni jànguñu mais ñu ngi jéem a liggéey muy ñi nekk garage muy ñi nekk di jaay café ku ci nekk ca domaine ba nga nekk jàppal ni loolu nga nekk noonu boo ci continuer góorgóorlu ci am ci sa ñaan waajur ak ndimbalu yàlla teraanga dina la ci fekk suñu wayjur yu baax yi fi nekk aussi ñu leen ñaan yàlla guddal seen fan. ñuy dundee vraiment ay jeunes lañ yoo xamante ni jeunes yu bëgg lu baax jàppoo vraiment boo ñu gisee surtout fii ñu nekk ci Bel Air ñun ñëpp benn lañ R100 moom yàlla dafay def loo xamante ni yaakaar naan du ma ne amul ci benn quartier mais li fi am moom franchement man doy na ma quoi juddoowu ma fi nag fi laa màggee mais xam naa ne daal quartier bu neex la wax
wax dëgg yàlla bon ñun ñëpp benn lañ dañu bokk ndey bokk baay bokk lu ñu bëgg am na yeneen ASC yu fi nekk mais wax dëgg yàlla ñun ñëpp benn lañ am nañ sax suñu benn association bu fi nekk boo xamante ne nii association bi dafa ëmb ñun ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ay sportif fii ci R100 xam naa ni sax après dinaa fa jaar nga jël ci benn membre nga interviewé ko mu wax ci muy tudd les anciens sportifs de R100 ASC yëpp la ëmb ñun R100 daal ñun ñëpp benn lañ Moussa vraiment. loolu macha allah di leen féliciter aussi ci seen qualification bi di ñaan yàlla tamit li ngeen di séentu muy seen rêve yàlla ko suñu borom réaliser barke Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam grand loolu am solo la moom mooy cash boobu mooy cadre des anciens sportifs de R100 doon lu am solo doon loo xam ne dafay suuxat koñ te dafay jëmale koñ kanam. bon R100 nag. ñu toog ak ki nga xam ni moom mooy Serigne Thiam di coordonnateur mouvement cash donc ñu bàyyi Serigne mu nuyoo ñu del si waat ci waxtaan bi Serigne salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu auditeur Best FM yëpp di leen dalal di rafetlu seen ñëw ci quartier bi di fas yéene tamit tontu ci laaj yi ngeen ñu di bëgg a laaj léegi incha allah. Serigne suñu première question moom mooy seen association boobu ñu naan cash yan projet la am. waaw d' abord il faut ñu présenter association bi pour nit ñi xam ko du association boo xam ne yàgg na décembre passé la sosu ñu tuddee ko club des anciens sportifs de R100 maanaam club la boo xam ne wala mbootaay boo xam ne dafa ëmb ñi newoon R100 yëpp démb doon pratique sport doon def ay compétition yu différent bi ñu arrêté seen compétition ñu dajalawaat ci benn cadre pour mën a échanger mën a am yu ñu taxawal pour le développement du quartier loolu moom mooy cash pour résumer rek comme temps bi bëriwul projet yi nag bëri na mais li ñu dajaloon rek sport la xam nga sport dañuy wax ni moo gën a gaaw ci dajale ay nit donc moo ñu dajale chaque dimanche wala chaque samedi danañu daje jouer café échanger waxtaan ci ay projet yi nag bëri na mais pour l'instant yiñ ci defagum bëriwul mais ci côté éducation côté santé sociale environnement côté yooyu yëpp ñu ngi ci ak ay projet déjà am na ay projet ci wàllu social ndax am na ñoo xam ni léeg-léeg jamono xaw a dëgër ci ñoom te faju mi metti ci ñoom ñooñu am nañ projet boo xam ne pour jàppale leen ci seen wàllu faju la mais jàppale bi dañ leen dugal ci mutuelle inscrire leen fa fayal leen benn durée boo xam ne suñu demee seen faju dina yomb seen ordonnance dina jàppandi yooyu déjà am na ci yu jàll ba commencé nekk en vigueur bon ci côté éducation tamit comme ay jàngalekat ci yëpp a ngi ci am na ay projets yoo xam ne dafa jëm ci côté boobu ci weeru koor gi def nañu benn conférence boo xam ne dañ ko booleeg jàppale école bi ci wàllu bagage yoo xam ni mooy jàppale école bi si seen cet ak yu mel noonu wàllu bagage sanitaire yoo xam ni joxe nañ ko fa ñu ngi bàyyi fa am na yeneen yoo xam ci octobre bi ñu ngi koy préparé ak ay jumtukaay yu xale yi mën a jànge pendant année scolaire bi yëpp donc am na ay projets yu bëri yoo xam ne xëy na temps bu ñu ko mayal bu ñu mën a développer lu bëri mais pour l'instant yooyu ba mu teg nañ ko ba mu ngi fonctionner normalement li ci ëpp solo nag moom mooy sport moo ñu dajale te xam nga sport dafa bokk ci wér-gu-yaram donc chaque week-end dañuy daje jouer échanger donc xool yan yoon la ñuy jaar pour affaire bu gën a dox pour l'instant ci loolu lañ toll donc à 6 mois 7 mois lay toll yàggagul dara mais am nañu ay xalaat yu bëri yoo xam ni xëy na beneen yoon bi dañ gën a mën a yaatal ci loolu incha allah. wax ji rafet na wax dëgg yàlla te et puis association boobu ci li ñuy dox macha allah ci développement lay dox ci luy jëmale ko ñam kanam lay dox mën nañ ni kon association bi c'est 100% social donc kooku moom moo doon monsieur Thiam di Serigne Thiam coordonnateur association bi. ba léegi ci seen rubrique dossier koñ bi ñu ngi taxaw ak kii grand Soumaré lañ koy wax muy xarit ci grand Sora di président ASC Bantous donc ñu bàyyi grand Soumaré mu présenté wu wax tuuti ci grand Sora salaamaaleykum grand. maaleykum salaam sama xarit. ñu ngi ziar bu baax a baax. yàlla nangu ziar bi. oui grand tey noo gisee rajo Best FM ñëw fii ba R100 ngir seet si Père Sora waxtaanee koñ bi. donc ñu bëggoon nga wax ñu tuuti témoignage ci grand Sora ak tamit seen jaar-jaar yéen ñaar. mais jërëjëf sama xarit tey damaa kontaan trop ci rajo Best FM ñëwee ci quartier R100 seet si sama benn frère suma am di jàmm Sora Faye li ma ciy mën a wax daal mooy Sora waaju baax la parce que tey nii quartier bi am na ASC R100 muy référence ci équipe nawetaan yi nekk Sénégal gépp parce que ku formé ASC R100 nga jël référence man damaa ne R100 sax ñun dama war a bàyyi nawetaan parce que amatuñ dara lu ñu fi prouvé kon donc moom bu duggee R100 ñoo di fréquenté Bantous dañ ci kontaan am na ay xarit R100 mais ay xaritam ci koñu Bantous ëppee 10 ans ci ginnaaw ba fi mu nekk nii danaan bokk di bëloot
diggante 21h ba 4h du matin te mus cee ñaawoo kenn mus cee xuloo kenn Soro bu amee xew di ngénte waa bande ñoo fay ëpp parce que place bi ci li muy yëngu activité am bañ baa du sa nekk mooy foofu mooy suñu ciel dañ fay warante waxtaan affaire nawetaan mais dara du débordé mu nekk gaañ bu cool gaañ bu baax nekk waa joo xam ne daal mënu ma ko fay mais anecdote bu ndaw moo am sama diggante ak moom xam nga danaa mbuloo di sawantante di mbalagante grand frère am jógee Italie ñëw te moom grand frère bi kiif la ma romb terminus car grand frère bi doo ko arrêté pes ko te lu pes grand bi réagirul ma ni def naa musiba de grand pardon bu ma noo Soro nga ma jaawale man ko waaw bu mu daal kale dégg ngeen loolu vraiment mu doon souvenir bu neex a nettali macha allah yaa ngi gis buñ koy nettali avec un visage radieux tamit aussi émotion bu neex macha allah kooku moom moo doon Grand Soumaré nekk tamit aussi doom ci chef de quartier bi. waaw mbokk auditeurs yi ba léegi ci dossier koñ bi ñu ngi taxaw ak suñu maman suñu xarit macha allah mi ngi tudd maman Ami Fall donc ñu bàyyi ko maman mu nuyoo ñu del si waat ci waxtaan bi salaamaaleykum yaay booy. sag bi na nga def. ziar bu baax a baax. ça va bien. tey ñu ngi ci émission sama quartier nekk ci rubrique bi ñu naan dossier koñ bi parce que yéene waxtaanee koñ bi waxtaanee association yi ak tamit li nga xam ni mooy jëmale koñ bi kanam donc nu mu tudd d'abord. waaw ñu ngi tudd waa Bel-Air defar R100. association defar R100 defar moom ku dégg moo bi rek ça sonne bien moom mooy wut lu baax donc mën nañ jàpp ni association bi ci lu baax rek lay œuvrer yéen seen activité nan lay demee. ñu ngi def ay comme chaque dimanche ñu tase kenn ku ne denc li nga am ba année bi dellusiwaat ñu ko jàppale suñuy borom kër rek ne ci jàmm ñun ñëpp ci daal la ñuy yëngu bu suñuy góor jógee ñu jóg waaw comme ñu mel ni ñoom Sora ak ñoom Ousmane Diagne ak ñëpp bawuñu kenn ku jógee ñu jóg jàppale la. kon donc lañ am waaw ndax ñun R100 lañ am ñun ñëpp parce que ñu doo fi lañ yaroo. dégg ngeen kàddu yi am solo yooyu Ami yaay booy donc yéen seen association bi kañ ngeen ko sos. yàgg na ça fait des années mais bu la yàgg de naan mën na ay 7 ans daal. mën na 7 ans association bi donc li olof di wax rek lu yàgg dëgg la maman association bi ci yan anam lay doxee. waaw mooy li ma la expliqué sànq rek booloo nekk benn àndandoo lu xew rek ñu jóg ànd ak suñuy góor rek suñuy mbokk jóg rek ci la ñuy nekk lu ñu yëngu la ñoom ñu yëngu ci ak ñoom. donc mbooloo solidarité la ak partage. waaw loolu la ñu xam dañu wax dëgg yàlla. ah loolu rafet na maman Ami ñu lay laaj ci ban message ngay lancé jigéen ñi nga xam ni xamuñu ni association ànd defar R100 mi ngi fi donc ban message nga leen di lancé. waaw comme ñu dëkkee nii rek dëkk bi rafet na ñaawul benn daal lañu en tout cas nekk ci jàmm àndandoo booloo bokk ndey bokk bàyyi àndandoo rek nekk benn gam xam nga nit bu àndandoo nekk benn rek pour lu leen fëkk du yomb waaw ñun l'essentiel daal ñun loolu la ñu nekk ci ñu jàmm en tout cas li ma wax sànq rek suñuy góor daal luñ jóg ñu jóg ci ànd ak ñoom ñooy suñu bopp ñooy suñuy génn. maman faa naa leen de. waaw merci jërëjëf. ok donc ñu ngi doon waxtaan ak maman Ami Fall muy sama bàjjen di sama xarit aussi ndax wax dëgg yàlla ku baax la maman ñu lay laaj nag bala ñoo sori lan nga xam ci Sora Faye bi nga xam ni moo tax rajo Best FM déplacé wu carrière ba ci quartier bi ñu naan R100. kooku dinaa sawar wax ci moom ndax dugg nga foo xam ne moom dina ma neex ndax dèjà ki ma boot sama ginnaaw jur moo ko de mais sama rakk jëkkër moo ko jur moo ko tuddee mooy Sora Malick ku baax la ku tey la ku yaru la ku yiw la mosuma dégg ci moom benn dégât mosuma dégg ci moom def ko barki Mouhamed man du wax lu ma xamul loolu moom xañ na am na ñoo xam bu ma déggee dañ ko xam du ma séddee nit lu ma xamul Sora jàmbur la jàpp nañ jàmburam dégg ma ci moom benn dégât ba ko ñun ay mankaale ñu tudde ko doom kon Sora am na mbaax tudde nañ ko doom kuy seet Sora kuy seet lu baax baax seet ci moom a ñeeku mais ko ñun macha allah. ah macha allah dégg ngeen témoignage yu rafet yooyu wax dëgg yàlla rafet na kàddu yi tegginu na di wax tamit suñu mbokk auditeurs yi ba léegi yéen a ngi ci dossier koñ bi donc kii suñu tata la ñu xarit la moom it mi ngi tudd Fatou Kiné Diop ñu bàyyi ko mu nuyoo ak auditeurs yi ñu waxtaan salaamaaleykum yaay booy. waaw salaamaaleykum na ngeen def yéen ñëpp mbokk auditeurs yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam waaw di la nuyu bu baax a baax a baax a baax. waaw jërëjëf tata donc yaa ngi ci émission sama quartier tey ñu ñëwoon fii seet si grand Sora Faye bala ñoo sori trop dañ lay laaj tata ndax yow membre nga ci benn association wala groupement de femmes. waaw fii ci koñ bi am nañu ay groupement de femmes ak association yi ñu formé avec yeeg yooyu waaw ci membre laa ci groupement yooyu waaw membre laa ci. donc seen association yooyu nan ngeen koy dundee. waaw quand même fii nag moom am bëriwul coow parce que loo gis tamit entente bi da cee am solo te yàlla dafa def fii nag quand même koñ bi fii nii macha allah catuma suñu bopp mais yàlla dafa def jigéen ñi dañu am benn entente kon donc lu ñu dugg du ñu war a am benn problème ndax dañuy def xàccandoo dóorandoo donc du am benn problème. macha allah yéen a dëgg kàddu yu rafet yooyu leen fàttali ni suñu tata la ñu toogal Fatou Kiné Diop Jóoba Jubba donc maman dañoo bëggoon nga def témoignage si grand Sora mi nga xam ne moo tax rajo Best FM déplacé wu carrière ba fii. waaw kooku moom boo ma ci waxee
damay sawar ndax dafa nekk ñaari côté ci man nijaay la njëkk a doon parce que sama yaay ñoom ñoo dëkkoon ba pare ñu dikkaat fii ci koñ bi nekk papa ci man kon donc boo ma ci waxee ne damay sawar li ma ko xamal daal mooy liggéey daan doole bañ ne ko sama rakk yi sax bawol lañ koy woowee ndax dañ naan ko dafa bëgg liggéey ak yooyu macha allah amul benn problème amul benn xaar ma yàlla ak ñun amee maa ngi nii am na 37 ans maa ngi moom defe naa ba mu juddoo ba léegi musuma am ak moom benn problème te gisuma ko mu am benn problème ci koñ bi jàmm la dëkk ak nit ñi safoo faale am yëg pour te dire fan yi passé def na geste boo xam ne man ma feebar ñu dem jël otom jël ma yóbbu ma hôpital c'est pas la première fois parce que def dal na ma lu benn du ñaar stade wala dara mooy jël otom jël ma yóbbu kon donc loolu rek dafa rëy ci man même bu ma ko xamul woon sax loolu bu ko defee rek dafa rëy ci man waxuma la ak moom dëkk ak moom yàgg ak moom nekk ak moom mu sëkk ak man jàmm dañ na ko ba seen kër sax dama fay jàmm kon donc def naa loolu daal moom macha allah moom mention spéciale. dégg nga comme ni ko soxna Fatou Kiné waxee mention spéciale kàddu yi rafet na tegginu na macha allah. waaw mbokki auditeurs yi dégg nga loolu moom moo nekkoon suñu rubrique dossier koñ bi donc ami bu ñu paree ci rubrique dossier koñ bi nu ñuy def. waaw Moussa ginnaaw bu ñu jógee si suñu rubrique dossier koñ bi ba léegi si suñu émission sama quartier duñ def lu dul dem déglu ji suñu boîte vocale. Vous avez atteint la boîte vocale de 886 2805558. Au signal, veuillez laisser votre message, s'il vous plaît. Merci. De lancer un appel aux autorités parce que à l'image de ce qui se passe à Thiès, Hersent aussi est un quartier qui manque à peu près de tout. Suñu xoolee suñu école primaire bi nekk na école boo xamante ni l'école est un peu surpeuplée. C'est vrai qu'on avait saisi les autorités du ministère de l'éducation ba ñoom waxoon nañ ñu suñu amee espace boo xam ni mën nañ fa tabax école primaire dinañ ko tabax mais malheureusement le quartier manque d'espace bu ñu mën a tabax école primaire ba tax na tey jii école baa ngi nii mais ñun xalaat nañ ni su fekkee ni réellement la volonté politique yi mënoon nañu jéem a changer def R+1 ci école bi nga xamante ni dina mën a accueillir d'autres enfants parce que souvent l'éducation est un droit mais souvent ça te fend le cœur quand tu entends un enfant mu ñu ni dañ ko yóbbu ci école bi directeur ni mënu ko jël parce que classe yi dañu fees yàlla dimbali nañu ba directeur bu bees bi moom mu ngi ciy trouver ay solution mais Hersent dafa nekk quartier bu yaatu boo xamante ni benn école primaire doyatu fi Hersent nekk na quartier boo xam ni war na mën a am CEM parce que doomu Hersent yi c'est vrai que ñun ñëpp CEM Diamaguène lañ doon jànge mais ni Hersent toll war na mën a am un CEM boo xamante ni xale yi nga xam ne ni am nañ CFE ci école primaire yi war fa mën fa dem jigéen ñi fi nekk aussi ay femmes yu am jom lañ mais c'est un quartier boo xam ni souvent bu financement yi femmes yi génnee comme ni muy xewee Sénégal les financements sont faits de manière un peu politique suñu njortee ni yow faroog ñoom kan souvent financement yooyu diñ ci bénéficier donc ñu bëgg ñu démocratiser financement yi ba jigéen ñi nga xam ni jigéen ñu am jom lañ ñu nekk ci koñ bi mën di bénéficier wu ci financement yi parce que jigéen ñi fi nekk ku leen dimbali ñoom dinañ dem suñu poste de santé bi aussi ku ne gis nañ li fa nekk c'est un poste de santé boo xamante ni c'est un poste de santé que de nom c'est un poste de santé qui manque à peu près de tout. bon waaw comme Hersent bëri na ay difficultés boo gisee par exemple plan bu mel ni bourse sociale yi bourse de solidarité familiale yi nga xam ni président def na ko mu nekk loo xamante ni lu am solo boo ñëwee ci quartier bu mel ni Hersent ci niñ ko séddalin bi dafa desee transparent parce que am na ñoo xamante ni nii ay soxna yoo xam ni seen jëkkër dafa gaañu xëy na bàyyi leen ak ay juróom-ñetti xale ñooñu ñoo gën a yeyoo yor bourse de solidarité familiale yi mais des fois nga gis ñoo xamante ni nii nekkuñu dans les difficultés ci ay famille lañ yoo xam ni au revenu relativement assez correct ñoom la ñuy jox bourse de solidarité familiale yi alors que am na ñoo xamante ni ñoom ñoo gën a néew doole donc bëgg nañ Hersent bu bourse de solidarité familiale yi ñëwatee chef de quartier yi ñu woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo xam réalité yi nga xamante ni nit ñi moom la ñuy dëkk mais pas que rek ñu jël bourse yi toog entre une bande de copains jël ko séddoo ko alors que ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a néew doole parce que soo demee poste bu paiement bourse yi jotee nga gis ñiy jóge Hersent di ko fayeeku di nga xam ni ñii nii am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci biir koñ bi gën leen néew doole gën leen a yeyoo bourse de solidarité familiale yooyu donc bourse de solidarité familiale yi lu baax la loo xamante ni président li mu ci jublu woon mooy dimbali ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a ñàkk man séddale ko 300 000 familles surtout ci monde rural bi mais fii ci Hersent ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a néew doole nga xam ne suñu xëyee pour ñu lekk dañuy tàllal loxo ñooñu ci bourse yooyu dañ leen cee boddi jox ko ñoo xamante ni ñooñu mérité wuñu ko donc loolu aussi ñu ngi ñaan ñu auditer
bourse de solidarité familiale yi xam ñan ak ñan ñoom lañ ko jox xam ñi ñu ko jox ba xam yooyu nañ ko wala yooyu nañ ko parce que ñun dañu ñi ñu gis ñu koy fayeeku ñooñu ñun njort nañ ni am na ñu nekk ci koñ bi ñoo xamante ni ay jirim ak ñu feebar ak ñoo xamante ni seen dundin métti na trop pour ñu lekk faaw ñu tàllal loxo ñooñu yaakaar naa ne ñoo gën a mérité bourse de solidarité familiale yi donc loolu moom bëggoon nañ aussi ku ñu ci dimbali ñu taxaw def audit bu bourse de solidarité familiale yi ci personnes yi nga xamante ni ñoom lañ koy séddale à R100. ci des mooy infrastructure yi mooy école bi. façon ñu yokk ko ndax R100 dafa développé. dëgg la te ñaari école la ngi fi R100 école 1 et 2 R100 1 et 2 waaye xam nga dëkk bi léegi dafa développé dafa gën a yaatu ndax dem na ba xaw a génn dëkk bi quelques mètres ou quelques kilomètres. kon bu ñu soñoon ñu yokk ko te ñuy ñaan it suñu koñ bi ñu wutal ñu benn oto mbalit parce que dëgg la jigéen ñi góorgóorlu la ñu wax dëgg waa koñ bi góorgóorlu nañu ku ci nekk am nga charrette buy jël sa mbalit waaye xam nga jamono dafa naqari jigéen ñi ne marché mënuñoo boole yore kër ga bëgg a fay mbalit bëgg a fay juuti ak bëgg a fay gardien loolu yëpp day dafay metti ci jigéen ñi kon ñu bëggoon maire dimbali ñi ba oto mbalit bi di agsi ba ci marché bi ñu mën a jël mbalit mi di ko yóbbuwaale ci suñu bëgg-bëgg la bokk. waaw surtout nag man ci affaire problème assainissement beeg yooyu noonu waaw su ma sañoon daal fii gis nga R100 fii ni mel su ma sañoon daal autorité ñëw dimbali ñu ci parce que nawet bi gis nga ndox yi pour mu dem rek fii lay nekk tege fi defoon nañ fi seen kii assainissement yooyu noonu mais ba léegi ndox bi daf fiy tege je ne sais pas xaw ma lan moo tax ndox bi di fi nekk ba léegi mais su ma sañoon daal loolu ñu dimbali ñu ci loolu surtout loolu man. waaw mooy koñ boo xamante ni waaw man Cheikh Mboub dëkk R100 quartier R100 fi laa juddoo fi laa yaroo. fii lañ école R100 lañ jànge fi lañ màggee fi lañ defee lépp. waaw suñu koñ nag nii mais nekk na koñ boo xamante ni am na ci ay jafe-jafe sur le plan infrastructure parce que R100 bari na koñ yoo xamante ni bu tawee day taa ndox mu dem ay inondation yéen gis ngeen rek tawul mais gis ngeen taa doo yi nekk ci koñ yi nii donc bëgg nañ kuñ ci jàppale am bien vrai que am na ay canalisation yu fi defoon gas koñ yi def fi ay canalisation mais jusqu'à présent koñ yi day taa saa yu tawee sapeur day ñëw ci côté yi ba ci côté marché xel gi parce que R100 dafa yaatu moo dem na ba Seras dem ba ci fiili nere foofu yëpp ci R100 la bokk quoi sunu marché bee tam marché xel gi jafe-jafe bi ñu fa gën a am mooy marché bi yëgul ñoom dañu promettre ni dañuy defar marché bi defar nañ benn côté bi duré na nag presque 1 an wala 2 ans benn côté bi ñu ñëwoon nañ dañ koy defar mais jusqu'à présent ay promesse la rek yoo xamante ni ba tey gisaguñ ko suñ sañoon tam ñu dimbaliñ ci marché boobu marché bi yegg ñu jox nit ñi seen place yi ñu mën a liggéey ci jàmm loolu lañ bëgg daal. waaw surtout nag ak problème suñu avec yi dañu bëgg mu am suivi ñu malgré ñu ngi def nii dajale suñuy moyens affaire yooyu def avec mais amuñu benn formation bi donc man li may gën a ñaan nit autorité mooy ñu indi ñu ay relais ñu former ñu pour affaire bi mën a am suivi malgré ñu ngi débrouiller di def ak ñoom mais des fois dañuy jànkonte ak ay quelques problèmes donc li gënoon daal mooy ñu indi ñu ay relais ñu defal ñu formation loolu surtout loolu ak financement en plus waaw kon mbokk yi boîte vocale baa ngoog ñoo ko déggandoo fu mu toll nii daal dégg nañ lépp li nga xam ne mooy problème waa R100 lépp li nga xam ne population R100 daal ñu ngi koy jooytu nit ñi déggandoor nañ ko mu bokk na ci seen école bi nga xam ne ñu ngi ñaan ñu yokkal leen salle de classe yi même bu fekkente ne dañuy yëkkati bâtiment yi mu jëm kaw ñu yokkal leen ko ndax mu mën a jël plus d'enfants seen infrastructure bi aussi ñu ngi siy ñaan parce que nee nañ tali bi bien vrai que ñu ngi koy defar mais bu ñu sañoon gars yi gën see gaaw ndax ñu ngi si nawet ndox mi day taa xale yi di fo c'est pas sûr nañ leen jàppale mu yegg femmes yi nga xam ne aussi ñoom ñoo yor avec bi aussi ñu ngi lancé appel ñu am suivi parce que dëgg la ñu ngi si avec bi ñu ngi def ay activités ñu ngi siy récolter somme d'argent mais amuñu suivi bi mooy nag ñu defal leen formation de gestion dañu mën a xam xaalis boobu nga xam ne ñu ngi koy récolter ñu ngi koy gérer bokk na si tam ci lu ñuy ñaxtu mooy seen poste de santé bi ñu jàppale leen si yokkal leen moyens yi daal loolu daal moom population R100 baa ngi ko doon ñaan foog naa ne autorité yaa ngi leen di dégg dinañ leen jàppale ba lépp li nga xam ne ñu ngi koy ñaxtu si biir émission bi rek gars yi saafaral leen ko ci nu mu gën a gaawee. donc ami loolu am na solo macha allah ami bu ñu paree def suñu dossier koñ bi def suñu boîte vocale ami nu ñuy war a def après. ginnaaw dossier koñ bi
teg si boîte vocale duñ def lu dul dem def suñu best place. sama best place nag mi ngi fi quartier R100 jàkkaarloog station SGF bitig baa ngi tudd Touba Xéewal kon duñ def lu dul waxtaan ak sunu mag rek mu wax ñu li nga xam ne moo nekk ci bitig bi grand sœur nuyu nañ la. waa Ami ñu ngi leen fay di leen gërëm di leen sant di leen wax yéen waa Best FM ñu ngi leen di gërëm fii nag ni ngeen ma seetee sama place kontaan naa ci sama place mu ngi nekk fii R100 terminus des cars en face station bi bon man maa ngi jaay portable accessoire ak di def sonorisation. grand sœur nee nga yaa ngi jaay portable accessoire di def aussi sonorisation mais damaa bëggoon nga limal ma yan genre téléphone ngay jaay. waaw Ami bon man maa ngi jaay téléphone toute marque parce que am na Samsung Tecno Itel ak Alcatel yaakaar naa ni yooyu daal moom moo fi nekk yoo xamante ni moom la ñuy jaay quoi. kon dëgg ngeen ko day jaay portable de toute marque am na Samsung am na Sony am na Tecno am na yeneen ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi fi peut-être table ko may pour mu lim lépp mais ku fi doxantu xam ni am na téléphone yu baax marque yu raar sax mais grand sœur aussi sono bi damaa bëggoon nga gën ñoo leeral sono bi nu muy demee. bon sonorisation bi animation ngénte la ñuy def réception ak ay jàng. bon lépp daal lépp loo xamante ni daal soxla na sonorisation rek dañ koy sonoriser incha allah ci kattanu yàlla. képp ki nga xam ne yaa ngi biir Thiès rawatina waa R100 nga am événement ajatul ngay déplacé wu di dem ba yenn béréb yi naan da ngay wëri sonorisation daw sil ba Touba Xéewal jàkkaarloog station SGF nga fekk fi sunu grand sœur mbaa nga fekk fi Pa Abdou ñoom ñaar koo ci fekk rek mu defal li nga bëgg nga am sono mais grand sœur est-ce que yéen sonorisation bi da ngeen ko boole ak transport ou bien. waaw d'habitude lu ci bari buñ lay animé ñun ñoo lay defal transport parce que man dama am ay oto bon d'habitude sax man su may waxaale ak yow sax duma ci boole transport après man maa la koy transporter bu jeexee tamit man maa koy jëliwaat ak sama oto franchement. kon nag loolu neex na mbir mi gën naa yomb ndaxte moom bu la loué sono moo lay resal sa transport parce que léeg-léeg nga loué sono yóbbu sa kër def sa événement ba pare am problème lu la koy delloo ndax nit ñi mën nañ la assister booy indi dañ ciy sawar mais boo pare pour delloo kenn dootu la faale kon nag moom dina la ko indil soo paree dina récupérer matériel am indi loolu neex na mais grand sœur aussi nee nañ da ngay def dépannage portable ma bëggoon a xam dépannage bi nu muy demee yan genre téléphone ngeen di dépanner wala téléphone yëpp bu luñ la indi rek mën nga kaa dépanner. waaw xam nga loolu nag bu ma ko waxee day xaw a jafe téléphone buñ la indil nga dépanner ko de am na yenn téléphone yoo xam daal buñ ko indee bu fekkee am nañ bagage yi dinañ la ko mën a dépanner ci kàttanu yàlla incha allah bu fekkee amuñu ko tamit dinañ la yebal foo xamante ni am naa yaakaar boo demee dinañ ko dépanner parce que lépp moom yaakaar naa ne pour nga mën ko day daal di jafe. kon nag grand sœur ñu ngi lay sant di la gërëm ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi mais avant ça aussi nga fàttaliwaat adresse bi ak numéro téléphone yi. waaw Ami maa ngi lay gërëm di la sant di la wax ne la adresse bi mu ngi fii R100 terminus des cars en face station bi mooy yoon bi jëm xel ga foofu boo jàddee rek yaakaar naa maa ngi foofu waaw téléphone bi mu ngi nekk 77 457 32 87 Tigo bi mu ngi nekk 76 921 97 90 Ami maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne vraiment kontaan naa ci rajo bi maa ngi wax Mame Sène ni ko maa ngi koy gërëm di ko sant vraiment rajo bi wàccee si yëpp gis nañ ci seen bopp franchement parler di ko wax bonne continuation yéen Ami émission bi ngeen di def wax dëgg yàlla am na solo maa ngi koy déglu lundi bu jot mais vraiment am na solo yàlla na leen ci yàlla may ndam ci kàttanu yàlla. amiin yaa rabbi yal na yàlla nangu ñaani may fàttaliwaat lieu bi rek muy Touba Xéewal nekk fii ci terminus su car bi jàkkaarloog station SGF may fàttaliwaat numéro téléphone bi di 77 457 32 87 wala nga woo leen ci 76 921 97 90. mbokk yi ginnaaw ba ñu paree ci suñu best place Ami fan lañ jëm. ginnaaw bu ñu jógee suñu rubrique sama best place seet si woon waa Touba Xéewal ñu nekk fii si terminus su bus yi jàkkaarloog station SGF duñ def lu dul dem déglu ji waa commission culturelle Best FM lu ñu indi si suñu rubrique best xataay. waa donc ci yoo nekk namu naa la dama ñëw marché. Mari maa ngi nii rek dem naa marché ba ñëw sama gaz moo jeex ma jëndi gaz nii. Jàll yow jaay ma benn gaz. gaz bu ndaw wala bu mag. jaay ma bu mag. Jàll jaay ma diwlin wala te genn wàll ak poobar. salaamaaleykum. la day lamul foofu nekk. waaw sama waa ji maa ngi lay ziar bu baax a baax. mais ma tuuti rek ma jaay soxna yi maa ngi ñëw léegi incha allah rabi. Jàll yow tàmmoo peese lu mag lii nii matul ceeb bi matu xoolaat ko yow tamit. waaw soxna si nag balance warta daanu balance dafa war a équilibré waaye warta daanu. waaw sama waa ji. waaw lu la lamul foofu. am bisimilah. lii de 1000 francs la. jërëjëf waay. waaw ñoo ko bokk. waaw yow man de amul mu jaaxal chaque jour mu ñëw rek nga ma jox 1000 francs dëkk bi lu metti yëpp da nga may jox 1000 francs yàlla yokk xew bi waay. waaw amin waaw loolu de damaa xam ne rek heure bu ma la joxee 1000 francs rek bala ngaa sori
10 000 francs dinaa ko am ma xam ni kon yow chaque jour dama laa war di jox ndax heure bu ma la joxee day am lu dugg. loolu laa xamul woon. waaw ñu yenn jàmm bu suba jàmm incha allah. waaw jërëjëf kon ñu def noonu sama waa ji kon ëllëg incha allahu rabbi. ok xam naa que dëkk bi du métti heure bu jaaree bu jox 1000 francs moom 10 000 lay am. kii dañ nga koy ëppale chaque fois. est ce que du sama wërsëg lay jël. fii daal dootuma fi jaarate. parce que kii sama wërsëg la bëgg a jël. dem naa fi ñoom fii moom dina yomb ki fi jaar. bés si xaqataay bi nag gars yi ñoo ko déggandoo luñ ci mën a jàngatee moo di ne àdduna boo ci nekk yoo yéene sa bopp yéene ko sa morom ndax boo yéene sa bopp lu baax yéene sa morom safaan wa boo moytu loolu nga ko yéene ci yow lay dal ndax ñii gis ngeen li ñu wax léegi kii nee na ko saa yu ma la saraxee 1000 francs am 10 000 waa ji iñaanee na ko 10 000 am boobu ba tax mu ne bu soobee yàlla dootoo ma fi gis nga may sarax 1000 francs kon moom fu muy iñaanee waa ji iñaane na boppam ndax moom dootu fa am 1000 francs nañu bàyyi iñaan baaxul loo yéene sa bopp rek yéene ko sa morom ndax àdduna daal yéenante bu rafet da cee baax trop. donc ami ma yokkal la ci ni am na iñaan am na iñañeti parce que iñaan day yam ci nga iñaane sa morom waaye iñañeti moom beneen degré iñaan la moom mooy iñaane keneen ki ba iñaale waale sa bopp donc loolu moom moo doon moralu histoire bi waaw donc mbokku auditeur Best FM 101.2 yéen a ngi doon déglu seen émission sama quartier amoon fii tey ci quartier R100 ñu seet si woon suñu xarit suñu grand ñu naan ko Sora Faye dégg ngeen waxtaan wi am na solo waxtaanee nañu taarixu koñ bi waxtaan nañu tamit baaxu koñ bi mu doon lu am solo macha allah donc bala ma leen a tàggu nag dama naan leen su fekkee bëgg ngeen ñu seet si leen seen quartier da ngeen di woote ci 77 224 91 18 wala ngeen def 77 208 06 57 asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. kon nag mbokk yi lii lañ leen indiloon ci seen émission sama quartier nekkoon fii ci R100 fekk si woon sunu frère muy grand Sora léegi ñu ngi leen di jox dig daje lundi prochain incha allah même heure même fréquence ñun nag mënuñoo dugg R100 ba génn te gërëmuñu maman Ngouda Thiaw mi nga xam ne mi ngi fii ci R100 dend ak course ba may nuyu sama xarit sama rakk Bintu Lay di nuyu grand Sora di nuyu sama xarit sama mag sama directrice Man Sène Diouf ak borom këram sama chéri Ousmane Diouf Ndeye Ngone Samb nuyu nañ la Siga Sène kenn fàttewu la di war ñu ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñëpp grand Sora kontaan nañ ci yéen trop ñu bàyyi la yow it nga tàggatoo ak mbokk yi. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa R100 vraiment baax ngeen quoi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni leen émission bi na ngeen ko déglu bu lëndee incha allah 21h bu soobee yàlla ñun waa R100 nag ngeen ñaanal ñu parce que dañuy dem phase nationale ak HLM te yëpp Thiès la ngeen ñaanal ñu incha allah ñu jël ndam bi ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf. may sabige kumba faal borom faraxati janjar ndiyem daba mam say jayoy ndigal baal jambaari xel koom ndigaloy waan jambaari l'islam nena leen soyi nena leen wawul sabige kumba faalo ndigal faal jambaari l'islam jambaari xel koom nena leen soyi nena leen waxul Fal may sabige kuma fal jambaro ndigal may sabige kuma fal jambaro ndigal may sabige kuma fal njala ma khaliba bayi kor fal malay wo fal may sabige kuma fal nena le wawul ndig dal di gëm gis rek di waaw gis dama war a teer dégg war a xóot jàngal la ca biir bu lépp lu ñëw rek nga gëm ko
faraxati mel faal góor bu doonee baayam tumaam waj na faal may sa bige kumba faal yaay se tu Ibra Faal may sa bige kumba faal sama Ibra Faal a feeñal Ahmadu Bamba jàmbaar wooy ndigal faal nee na lees ooy nee na lees jàmbaari Islam ndigal Faal may da bige kumba faal borom faraxati janjam dem da ba maam say njaay sa maama feeñal Bamba sa maama feeñal Bamba sa maama feeñal Bamba si bayi góor may sa bige kumba faal sa maama feeñal Bamba si bayi góor ma degen Demba Faal sa maama feeñal Bamba may sa bige kumba faal nga jamaari xel koom nee na lees faal nee na lees wawul mu dégg daal di gëm wala ne gis ni waaw gis dafa war a réer dégg ko war a xóot jàngal ci biir bu lépp lu ñëw rek ko koy leesooy nee na lees waxul waal yaramooy seen ndigal bàyyi góor yaramooy seen ndigal bàyyi góor seen ndigal jooyatu ma seen faal may sa bige kumba faal jàmbaar jàmbaari lislaam jàmbaari lislaam góor bu doonee maamam may sa bige kumba faal lépp lu ñuy wut ci Seex Ibra Faal lépp a ngi ci ndigal faal lépp lu ñuy wut ci Seex Ibra Faal lépp a ngi ci ndigal faal lépp lu ñuy wut ci baay góor may sa bige kumba faal lépp a ngi ci ndigal faal nee na lees ooy nee na lees wawul nee na lees ooy nee na lees waxul 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 nee na lees ooy nee na lees sa bige kumba faal borom faraxati ca njandem daba maam say